internet de Dakar Midi nu ngi am mbégte kontaan te jàkkaarloo waat ak yéen ngeen ànd ak seen soppe seen xarit ki leen bëggal seen bopp ndax saa su ne dañuy yàkkamti jàkkaarloo ak yéen ngir indil leen njàngat ci xew-xewi jamono. doonul njàngat goo xam ne dañuy doon expert woo xam ne sunu njàngat rek mooy war a doon njàngat bi valable waaye dafa fekk ne ci mbubbu journaliste gi ñu doon ñu raxaale ci chronique indil leen ay fait indil leen loo xamante ni ci dëkk bi la xewee indil leen ay njàngat ci loolee noonu moo xam lu positif moo xam lu négatif. concept émission bi li nu tax a jóg moom mooy Sénégal jug jot na bi jug jotee faaw nuy wane li tax nu war a jug waaye lépp la nga xamante ni nii dafay delloo réew mi gannaaw dafay delloo askan wi gannaaw carton rouge ndax arrangé wul population bi. tey nag day bés bu màgg dañ ciy profité waale di rendre le hommage kilifa gu tedd moom Serigne Abdoul Khadr moom Khadimu Rasoul radiallahu anhu nekkoon ñeenteeli xalifa Serigne Touba donte yàggul ci xilaafa gi. Sëriñ Abdou Khadr ñu koy màggal fële ca Touba Baxdaat ñu daan ko woowee imaam yi moom borom Baxdaat di ñaan yal na yàlla dolli ñu ci ay leeram fa mu nekk gënal ko fi mu jóge seeni leer ak seeni mbaax dund doon lu ñuy gungee leeral suñu dund. kon loolu la ñuy tijjee mu mel ni tey nag chronique bi dafay doon njàngat woo xam ne dafay amee ci benn ñaar ba ñetti pàcc bi njëkk moom mooy xëy nañ tey dégg. ci xibaar yi juboo Abdoulaye Wade ak Madické Niang balaa juboo am problème amoon na problème bi li ko sabab nee nañ Madické danoo defoon benn pressentiment ni dafay waaj a dem fekki le camp présidentiel maanaam pouvoir bi ba tax na loolu indi woon coow parce que tamit junjoon na mbiru plan B parce que Karim Wade waaw moom ngeen di gis noonu muy am ci image yi ngeen koy gis moom Karim Wade Abdoulaye Wade ak Madické ci seen problème googee nga xamante ni moom laay soulever ni Karim Wade dañuy wax ni dañuy rejeter inscription aux listes donc Karim mënta doon candidat mais à défaut Karim mi nekkoon plan A bi mu doon candidat Madické xalaat na ni war nañ mën a am un plan B. plan B bi Madické mooy toog wala plan B bi jéem a choisir un autre candidat loolu xawoon indi coow ba problème amoon ci waaye yàlla dogal ndem dañuy wax naan tout peut commencer peut-être mal mais peut-être finir bien jàmm mujj na am seen diggante. waaye li ci munti am mooy bu nu politiciens yi jël en otage population bi ñun dañoo libre indépendant autonome moom suñu bopp ku ci nekk candidat gi dal sa xel nga ànd ak moom votel ko problème mënta ñàkk ci parti waaye bu mu doon problème d'intérêt goo xamante ni ñoom ñoo ciy jëriñu après ñun ñoo ciy am problème parce que yaakaar naa ni dañuy wax ni sax candidat à l'élection peuple bi moom moo war a mën a tànn candidat gi muy votel ngir mu doon président waaye tamit au sein d'un parti les militants du parti tamit à travers des congrès wala sax à travers des primaires sax seen biir militants yi war nañ mën a tànnal seen bopp candidat gi leen doy ngir mu mën a porter tey idéologie wala concept bi nga xamante ni moom la parti bi di prôné pour mu demal leen ci seen élection yi waaye tout le temps dañuy dégg ay problème ci parti yi par ci par là waaye boo seetee ba ci biir ñoom daal carton rouge ñeel na leen seen intérêt bopp leen tax a jóg la politique elle est noble vraiment elle est noble ndax politique lan la saltewul de façon gi nu koy defee ak nit ñi koy def yàlla na ko yàlla yërëm dolli ñu ci ay leeram Alaaji Ibrahima Sakho ay waxtaanam dama daan dégg muy wax ni dafa am waaju doon wax naan xaalis dafa bon mu ne déedéet xaalis kay bon na ci waaju bon waaye xaalis moom bonul ndax boo baaxee yor ko dina baax waaye boo bonee yor ko dina la orienté feneen fu dul ci lu baax donc encore une fois nee nañ juboo am na ci diggante Madické ak moom Abdoulaye Wade waaye li ci munte am rek moom mooy ñun dañoo soxla une politique saine ci sunu gaal moo xam ci pouvoir bi moo xam ci opposition bi tey jii si beaucoup de gens dañuy répugner maanaam la politique c'est parce que tout simplement ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg incarner politique bi joxetuñu bonne image pour nit ñi mën leen wóolu ba tax na da ngay gis ni léegi yenn dëkk yi sax ña ñuy gën a fal nekkatul ay hommes politiques c'est des gens yi nga xamante ne kenn séntuwu leen woon jëlal l'exemple d'Adama Barrow fii ci Gambie bi nu ko fale kenn mësu ko xam ci benn parcours politique ni muy amee ci yeneen réew yi ak ci yenn hommes politiques yi waaye xëy nañ wóolu ko def ko président kon encore une fois Sénégal dañoo soxla jàmm ci parti yi d'abord balaa ñuy wax jàmm ci réew mi ndax ñoom seen au sein de leur parti dafay am ay problèmes yoo xamante ni loolee wane ni kon ñii ndax war nañ leen mën a jox sunu réew donc mu doon loo xam ne taxaw seetlu la woon rek di sensibiliser waat population bi ku ci nekk
am nga droit am koo parrainé ku ci nekk am nga droit am koo àndal ndax parrainage du lenn lu dul ñu ngi jëm ci élection am na candidat yu déclaré wu à la candidature pour les présidentielles ndax apte nañ pour ñu wóolu leen wala apte pour ñu wóolu leen ah état bi voté yàggul dara loi sur le parrainage ñu voté leen vote bi jàll léegi nag ku ci nekk parrainal ka la doy bu élection jotee urne yi dina leeral kañu war a fal ka yàlla jox réew mi ñu xam ne moom la fi yàlla teg waaye nag nañu bàyyi xel population bi nañu bàyyi xel askan wi encore une fois lu ko mooy rek jantal maaraa ngi fi de le maaxaa de son temps carton rouge yaa ngi fi pour ñi nga xamante ni dañ nar a indi ay problème pour la population ñun suñu combat askan wi leen fi nekkal di wane la nga xamante ni dafa positif di wane la nga xamante dafa négatif te di wax ni lii baaxul bu nu ko topp encore une fois ñu ñëw ci mbiru Fallou Sène foofu balaa maa tàmbale damay jox carton rouge force de l'ordre di nga xamante ni keroog ñu ubbi fëy ba faat ndaw googu yal na yàlla yërëm ko ak mboolem mi jullit ak mboolem ñam fa fekk état def na acte jël soxna Fallou Sène ak ñaari frère am defal leen recrutement au niveau de la fonction publique lu nuy rafetlu la ndax ndéem alxuraan dafay wax naan innal xasanaati yuzhibna sayyi'aat problème amoon na waaye xëy na ñu ngi ubbi buntu solution ngir jéem a ndàmpaay maanaam lële xewoon li tax carton rouge moom mooy man je ne peux pas comprendre dans un état yu mel nii di am nous sommes une même communauté nous sommes un état nous sommes une même nation un même peuple bu dul dara sax suñu biir ak ni bakkan foore ngir ay demande affaire bourse yu noor fare wala yeneen détail des fois des forces de l'ordre dañuy bëgg wane doole gi suñu kaw te ñoom ils sont censés nous protéger Jantal Mara dit non et carton rouge du ma wax sax à toutes les forces de l'ordre parce que foo dem rek am na ñoo xam ne ñu ngi doxal yoon am na ñoo xam ne xëy na seenu mer wala seen ñàkk comprendre situation mën nañu yóbbee ñuy def yenn actes yi ŋàññiwuñu leen ndax ñun ak yéen a far yéen lañ fi nekkal yéen itam ñun ngeen fi nekkal donc dafa war a mën a am benn cohésion ak benn communion goo xam dafa war a am suñu biir ñun ñooy seeni peuple yéen ñu war a défendre kon bu ngeen nu faatee fu nu jëm donc ma ciy profité waal di jàlle communauté estudiantine bi di wax étudiants yi wax dëgg fa yàlla tiis na métti na ñu ngi leen di massawu di wax ni wax dëgg fa yàlla li nu tax a jóg rek moom mooy wax ni kat force de l'ordre lanu def rafetluwuñu ko moo tax carton rouge neen leen waaye nag tamit xëy na du ñu carton rouge jëfi état bi parce que tamit à côté d'une mauvaise chose des fois il y a des bonnes choses état comme xëy na jox na soxnaam recrutement au niveau de la fonction publique embauché leen foofu ak ñaari frère am xëy na dina doon loo xam ne dina xaw a mën a seddal tuuti waaye bakkan doomu aadama kenn mënu ko fay bu nu ca jógee dañuy jàll ci mbiru Khalifa Sall coow lu mag am na waaye nag ñu ngi wax ña nga xamante ne ñoom ñoo bëgg wuutu Khalifa ci fauteuilam gël ni le parce que le PDS dit qu'il n'a pas de candidat pour la succession de Khalifa Sall reyante gi tàmbali na te dara xewagul ngir fauteuil googoo noonu ñu ngi leen di ñaan ne lépp jaar ci yoon ki yàlla dogal nu war ko fal nu fal ko encore une fois Sénégal benn la kenn xoru ko kenn benn bopp la kenn war ko xar ñaar ñu ngi sensibiliser opinion bi ñu ngi sensibiliser ñooy ñee nga xamante ni dañu bëgg a wuutu na lépp jaar ci jàmm àddina yàggul lu gàtt la man ak keneen a ci yem matuñu ay doomu aadama lañ ku ne di ngay juum waaye am na situation yi nga xamante ni toléré njuumte moom day xaw a doy waar day xaw a doy waar ndax waxoon naa ko fi démb ci cas ku mel ni Ndoye Bane xool leen Cheikh Yérim Seck mii ngeen di gis tey lu mu munti wax ak lu mu baax jëfam barki démb ci li fi xewoon ba toppee ko coow ba lii am tax na tey boo ko xoolee rek sa xel dem ci loolu man li ma koy xelal moom Cheikh Yérim Seck mooy lu mu rafet xalaat ak lu mu bëri xam-xam fi mu ne ni na nekk dans l'ombre di ko jox ay nit ñu koy wéyale mais bu bañ a di feeñaat di imposer waat image am parce que dee xaw nduru benn ñàkk jom goo xamante ni wax dëgg fa yàlla du ñu xam nu ñu koy qualifier avec tout le respect que je lui dois du man maay faiseur maanaam de leçon de morale bi waaye damay wax sama xalaat ak wax sama seetlu rek ci mbir mi daal bu nu soñoon ñooñu mel noonu carton rouge ci image gi nii bëgg a wane ndax am na loo xam ne xewoon na fi te rafetul woon kon nañu nekk dans l'ombre am ñu jiital ñu woyle seen xalaat mais bañ di feeñ ci askan wi di leen imposer quoi que ce soit wala dinañ jox xalaat wala dinañ wax tey ay vertu wala dinañ wax tey li leen mën a jubbanti
mu mel ni li ñuy jeexalee tey moom mooy li xew ak Sori Kaba ci sénégalais de extérieurs yi ndax nee nañ dañuy nar a rapatrier plus de 500 000 de jeunes yi nga xamante dañ nekk en situation irrégulière en Europe ñu dellu seen dëkk. benn côté baax na, benn côté baaxul. du baax parce que ñoom commencé nañ am lu leen métti ndax dañ leen a nar a delloosi li tax dinañ ngàññi mooy ku demoon bitim réew ngir wut fa dara bu fa dara sotti ñu nar a delloosi nga nar a recommencer waat à zéro du gën. waaye yéen xool leen li ngeen di dund à l'étranger bu fekkee lii ngeen nar a dund à l'étranger ñibbi si dakaa gën ngir liggéey seen dëkk liggéey seen terre juddoo fi màggee fi taxul nga ne mënuma fi tekke war nga fi mën a tekkee boo gëmee sa bopp nanu gëm suñu suuf ku yàlla wërsëgal nga dem ci lu légal demal waaye bàyyil xel sa dëkk ku fa nekk tamit nekkoo ci lu légal balaa nu laa xëy dàkk la ñibbisil liggéey sa réew suñu réew bu ñu ko liggéeyal kan moo ko war a liggéey loolu laa leen di laaj. kon carton rouge à ces jeunes yi nga xam dañuy génn di dem te seen génn dara leeru ci te bëgg nañ fa am dara ci ay situation yoo xam ne kenn xamul li mu doon lan la li gën toogal sa dëkk. état yi tamit toog ci sa dëkk bi tamit baax na loolu waaye tamit na fekk tamit accompagne am ak moyen am bi ngay toogee ñu ngi ciy tàllal loxo état ci ñun jeunes yi nga xamante ni bëgg nañ liggéey seen waaye des fois moyen bi di ko mate di sensibiliser ñëpp ñi nga xamante ni tey pare nañ pour dimbali jeunes yi ñu dimbali ñu ndax suñu dëkk lañ bëgg liggéeyal suñu dëkk lañ bëgg mu jëmale kanam looloo nekkoon l'essentiel chronique tey bi ak seen xarit seen soppe Jantal Mara di jéggaluwaat ci kàddu gi yàlla rek a matunu dañuy jéem rek di ànd ak yéen ci li nga xamante ni mooy defar suñu gaal ndax jug jot na